gars yi ñu seetaan bari na ñu ñuy seetaan fu mu toll nii macha allah bari na te gëm naa ni live bi bu jeexee itam buñ ko dugalee après ñu ko nar a seetaan yëpp bari na te fu mu toll nii ñu ñëpp yaakaar naa ni xamuñu l'adversaire de Bombardier bu ma juumul ñun ñëpp benn combat lañu seetaan ci adversaire Bombardier mooy combat bu mu waroon def ak Bombardier ñu annulé ko remplacé ko keneen boobu dañ ci seetaan gis nu mu escanté waa ji mais toi je sais que tu as l'habitude d'aller voir ce genre de personne là xool lan la def comme parcours lan la c'est quel type de personne lan lay entraîner ak itam yan combat la def aujourd'hui nous tous nous connaissons Bombardier xam nañ kan mooy Bombardier lan mooy palmarèsam lan mooy carrière am mais balaa may jël Bombardier dama bëgg nga wax ma kan mooy Mariusz Pudzianowski ce polonais là bi war a jàkkaarloo Bombardier samedi 23 octobre. man déjà à la base gain boobu je le connaissais pas ok du ma ko xamee woon c'est juste dans le milieu de homme fort entraînement et que quand j'ai vu que le combat dañ ko wax je suis allé ma xool parcours mu xool lu muy def yëpp je me sais pas si tu te rappelles mooy combat bi biñ ko annulé wee nee naa la fuuf man pour la première fois Bombardier ma tiitaloon ko parce que pour la première fois Bombardier tase ak kenn koo xamante ne ñoom ñaar ñu yem doole voire mu ëpp ko doole. xam nga nañ ko waxante rek nañ ko wax dëgg rek jotee ci biir làmb Sénégal Bombardier tase gul koo xamante ne ok ëpp na ko doole dañuy maase wala mu ëpp la doole tuuti mais doole dëggantaan li ñu tax ñu naan doole dëgg fu bi pas daj na tu vois mais ça ne veut absolument rien dire parce que gis nga nit ki mën na am doole bu dul jeex te du mën xeex ak doole ça fait deux mais bu bëggee jaay doole appliqué ci biir combat bi là ça va être compliqué c'est que combat la boo xamante ne il faut que mu dem ci avec déjà expérience bagage bu mu am en tant que combattant boo xamante ne kële lu ñu mën ci wax ne am na doole lii amul bagage boobu noonu tu vois. mais balaa nga Bombardier la stratégie du combat de Bombardier je veux que tu m'en dises un peu plus sur Mariusz Pudzianowski parce que gars yu bëri fii certes am na ku mel ni BBC nee na ma seetaan na 4 combats waa ji après peut-être nañ ko dugal mu argumenté tout mais bëgg a waa ji lu tax yow tu te permets de dire waa ji am na doole ba peut-être sax mu ëpp doole Bombardier parce que yow Alain Ngalani bu gars yi bu ñu ne kii mooy jàkkaarloog Reug Reug waa ji dagg ñëpp tiit ne kii day rey Reug Reug nga ne ñu kii dagg kese la am mais amul doole léegi lu tax yow waxoon ni que gain boobu dagg la am tey nga ñëw gis keneen nga ne kii moo ëpp doole mbëru Sénégal yëpp. non waxuma ne mbër moo ëpp mbëru doole Sénégal yëpp dama ne Bombardier non Bombardier laa doon wax man Bombardier laa doon wax. Bombardier man waa ji moo ëpp doole mbëru Sénégal yëpp. non mais gis nga tamit benn affaire am na de nekkoon l'homme le plus fort du monde taxul mu nekk instant yi l'homme le plus fort du monde. faut faire très attention période bu mu ko nekkee si loolu la doon yëngatu di entraîner pour loolu ça veut pas dire que instant yi il est aussi fort qu'à l'époque loolu c'est à considérer ndaxte booy def combat di entraîner pour def fight da ngay def beaucoup de cardio ci cardio bu bëri àndul ak doole excessif comme bu mu amoon est-ce que yaa ngi comprendre booy def ay mouvement yu bëri di entraîner loo xamante ne dafa bëri cardio mënoo am exactement même doole bi nga am bu mu doon def homme fort mais gis naa sax sànq kenn wax ko ne non force ak force en mouvement du benn attention homme fort yi c'est de force en mouvement la de da nga leen di gis ñuy def ay affaires yoo xamante ne da nga naan wow c'est même pas possible dañuy sànni ay poids yu luut di def faama woog maanaam dañuy yëkkati benn poids di dox ak moom si benn distance bu gudd donc amuñu doole kese dañu am doole ba pare am endurance mais endurance boobu noonu bokkul ak endurance ak combat puis pour man foofu la ko Bombardier mën a jaaree ba dominer boo xamante ne day leer et net gis nga nit mën na ñëw di entraînement di muscu yëkkati ponkal am doole bu bëri mais boo leen jàppantee mu won la ne am na doole bu bëri waaye bu dépassé benn laps de temps pare na si mënatul appliquer. loolu moo daroon Reug si dernier combat wam. ñëwal ma ci qualité waa ji c'est lu tax yow waa ji peut-être bi nga gisee lu tax mu impressionné la en terme de doole ba nga naan Bombardier ngi soog a tasanteel koo xamante ne ñoom ñaar ñoo tolloo doole. sooy def homme fort lan mooy exercice ñu war a def deadlift gars yi dañuy yëkkati presque 1000 livres mat na 3 fois non maanaam 1000 livres ay 700 800 non environ 1000 livres la ñuy squat
puis deadlift gars yi ñu ngi si ay 900 presque 1000 aussi donc ay poids yoo xamante ne parce que 3 fois Bombardier 900 livres mooy ñaata kilos. ay 300 kilos ay ça dépend si affaire yi nga xamante ne dañ koy def mais ay poids la yoo xamante ne boo mënoo ko comparer ak poids wu nit puis poids boobu noonu gars yi di def même bu si nit si defee résistance da ngay jóg par force je te le dis. da la ko waaj doole brique la quoi. ay 400 kilos da koy squat. ñaa gars yi dañuy squat ay poids yu phénoménal yoo xamante ne double poids Bombardier la mais loolu yëpp encore je le dis bokkul ak boo nekkee ak nit ki gis nga nit ki boo koy yëkkati daf lay defal résistance donc maanaam nga bëgg a yëkkati kenn da ngay yëkkati poids wam en même temps résistance bu mu lay tegal mais gars yi am nañ doole boo xamante ne dinañ mën a antan poids wam ak résistance bi ñu koy tegal maintenant li may wax sànq mooy est-ce que doole boobu mu amoon période boobu doole boobu la am léegi non ça c'est à revoir mais tamit faut pas se dire que Bombardier tamit amul doole bro c'est que neexoo nañ tu comprends mais nag ci biir doole bëri dëggantaan foofu favori bi ci Bombardier laa koy jox léegi il faut que mu appliquer bi ça serait bu ñu commencé xam nga ñaari punkal fu ñuy jotee coup dafay fatal trop si ñoo xamante ni dañu bëri doole donc puis Bombardier nekk na koo xamante ne même si biir arène bi c'est très rare nga gis nit di ko dóor ba touché ko yenn touché yi mu abandonné tu vois donc mais boo tasee koo xamante ne yéen a tolloo doole pour éviter fatalisme boobu noonu foog mu nekk corps à corps ah imposer ko doo ko imposer doole mais garder ko à l'usure tu vois ndaxte leer na ma ne endurance combat mooy maanaam boo leen jàppante ku nekk di jéem a dominer foofu Bombardier mën na ko fa am quoi tu vois donc pour man foofu la bëre ak moom wàcce ko si suuf terminer ko avec des dóor pour man loolu la quoi. mais bu fekkee ñuy fàttali ni c'est le 3e combat de Bombardier en MMA amoon na combat ak Bob Sapp mu avorté combat ak Jérôme Le Banner dafa blessé combat ak Pudzianowski dañ ko reporté moom mu la war a bëreewaat moom la war a combattre samedi prochain Bombardier gagné Rocky Balboa mu nekkoon son premier combat mu gagné Potmore son 2e combat mais gisoon ni que dafa ëppoon doole trop Potmore après Balboa c'est son 2e combat combat de MMA après Sandor Lungu genre noonu donc le vrai adversaire de taille de Bombardier est-ce que mën nañ wax ni donc c'est Mariusz Pudzianowski bu ko Bombardier gagné mën nañ ne léegi Bombardier c'est du sérieux dans le MMA. Non, ça a toujours été du sérieux dans le MMA hein. Nekkul loo xamante ne tey on va se le dire Bombardier nekk na c'est un grand monsieur si suñu dëkk ñun il a appliqué ba ñëpp tangul koko donc maintenant c'est aller sur le côté international wane ñun suñuy valeur wane ñun làmb la ñu am wane puis sànq dégg naa jamaïcain di ko wax mais du man je suis pas d'accord avec ce qu'il disait gis nga bu ñu nee MMA mixed martial art ku nekk da ngay dem jàng benn art martial boo xamante ne moom nga am excellé si ba pare boo ñëwee jàng ci yeneen appliqué ko donc ñun tamit foog ñu indi suñu encre suñu touche ci biir MMA mooy maanaam indi suñu lutte ak frappe nga xamante ne amul fenn ñëw appliqué ci biir làmb ba nga xam ne dañ koy ràññee fépp you know c'est que pour man loolu la quoi puis c'est dans la si lancé bu baax la nekk su appliqué wee ça va lui ouvrir d'autres portes ça veut pas dire que ça le met au top mais nit nañ xam ne ok c'est pas juste doole moo ko dugal ci affaire yi mais doole mën xeex mën bëre et l'ensemble. Mr. Djibril, selon toi, Bombardier doit finir le combat au premier round, au 2e round ou au 3e round? Fan la war a éliminer waay. Non, ça sera très difficile de dire loolu man pour man il faut que mu gérer que mu jeex premier round ou 2e round ça importe peu l'essentiel c'est que comme je dis na gérer énergie force am doole wam ak énergie bu mu indi xëtër gaañ bi doole parce que bu boobaa foofu il faut être surpris na gérer vraiment gérer ndaxte ñëpp xam nañ adversaire am ba pare donc bu mu ko jaay doole na nekk loo xamante ne combat rapproché yóbbu ko à l'usure wàccee ko au final ci suuf jeexal ko avec des coups. maanaam waa ji bu déclenché nga tibb ko plaqué. boo ko plaqué waa ji itam dafa mun a boo bu daanu ci suuf dafay jóg fexe jógaat nga maintenir ko di ko dóor quoi. ko dóor puis bu mu nekk épreuve de force
maanaam ngeen nekk mu lay xëcc ngeen di jàppante nga koy jaay doole bu la bëggee jaay doole na rasu si kawam bàyyi ko muy manœuvrer ba jeexal dooleem mu doog a appliquer si kawam. bu mu def ak moom épreuve de force ak waa ji quoi. épreuve de force daf koy jeexal moom tamit bu boobaa day sonn ñoom ñaar ñëpp dañuy sonn mais doole bu mu na maintenir quoi dooleem bàyyi ba fin bi doog ko appliquer bu mu explosif trop ci moom tamit ndaxte c'est bombe tamit dafa explosif mais non bu mu ko jaay explosivité bu ko koy jaay na ko def ci suuf bu ñu xasee ba mu wàccee ko yëg ci kawam jeexal ko. merci. contrôler waa ji contrôler ba yegg ci suuf nag xaw ko escanté foofu rapidement. bu waa ji indiwee xëtër na ko cadré contrôler ko jàppante ak moom jaay ko bëre mais si biir jaay bëre bi bu mu def doole na bàyyi waa ji di def effort yu dul jeex pour user ko du côté endurance musculaire ndaxte amul endurance su jàppante dem leen xool ay vidéo moom di ngeen gis. waa ji amul endurance jàppante. boobaa mu wàccee ko si suuf jeexalee ko foofu. xoolal ku nekk sa wet mais da ngeen niroo sax. daa jëf déggal ma non lex yi la mais non jaajëf grand ñoo ngi lay ziare. maa ngi lay ziar. ça c'est le grand bombardier ki nga xamante ne moom moo waral live bi tey et ki nga xamante ne je peux dire tey ñu kon pas seulement ci lu mu def lamp mais itam lu mu def ci MMA bu indi MMA Sénégal ah. waaw macha allah. waaw grand Bës maa ngi lay ziar baax di la màggal. macha allah. di ziar sama waa ji nga may nurale mais maa ko tax non jël jox naa la ko. mais ñoo far maa ngi lay ziar bu baax Bës di la ziar bu baax nag. macha allah ñu ngi lay delloo ziar. yaa ngi jot a déglu waxtaan bi noo gisee waxtaan bi. waaw am na solo trop xam nga comme ay point de vue la ku si nekk rek ni nga koy xalaatee. di la nuyu bu baax di rafetlu sa liggéey nag. moo lay won rek liggéey bi yaa ngi koy teg si yoon macha allah parce que gars yëpp ñu ngi réclamer direct bi nee na waroo di ko gëj a def. dëgg la. am na solo kon adduna bi yëpp ñu ngi lay bàyyi xel. macha allah di nuyu sama frère bi njëkk a dugg aussi. waaw maa ngi koy nuyu bu baax a baax. di nuyu Jamaïque aussi. naa leen wax mais xam nga sport moom ku nekk ak sa xalaat. dëgg la. waaw donc déglu nañ ko bu baax a baax di nuyu aussi sama nuróole waale bi. jub xëlk. jaajëf. voilà maa ngi koy nuyu bu baax. macha allah. dina wax ne ñu ngi déglu di xaar question yi. balaa ñuy suli dañ lay jaale rek sa waa ji sa xarit bi nga xamante ni yéen ñëpp la doon tooñ yow Balla Gaye ñëpp da leen doon tooñ muy Mbaye Safat. billahi Bës maa ngi la koy jaale yow it parce que Mbaye wax dëgg yàlla man de bi ma jotee nouvelle bi démb dafa mel ni c'est àdduna dafa wàcc sama kaw. te ku baax la woon wax dëgg yàlla parce que boo seetaanee sax ay vidéo mi ci ginnaaw ngay xam ne nit ku baax la parce que vidéo yëpp doo dégg mu wax lu ñaaw. ak kon ñu ngi koy jaale Sénégal yëpp di ko jaale ay mbokkam man personnellement démb rek ñi ma woo ku ma woo daf ma koy jaale ne ma sa waaji ndeysaan ma def ci statut yi ñu xam nga ñëpp woo ma di ma jaale kon may wax ni Sénégal yëpp ñoo bokk naqar bi di ñaan yàlla xaare ko àjjana ñu ngi koy jaale Sénégal yëpp daal di koy jaale adduna bi yëpp. am na solo mais bon fu mu toll nii ñu ngi dëgmal événement bu mag mu dañ ko woowee noonu parce que lu tax événement bu mag la ñun fii làmb Sénégal ñu làmb ko dugg fu kawe ñun dañu bëri bu ñuy bëree day monopoliser toutes les attentions te boo wuy du dépasse sax 1 million face à face 200 mais yow benn face à face rek ki nga xamante ne moom mooy Mariusz Pudzianowski face à face ay 3 millions 4 millions de vues mais loolu kon lu ma jaaxal quoi benn vidéo boo xam yëpp dama toog ma ne mais attends mais kon Bombardier li muy def nii ñun buñ ko bàyyiwul xel seen a ngi koy bàyyi xel parce que dëgg la néew na ci sport de combat ngay am sa nombre de vues là ci ay face à face donc mu nekk événement bu mag a mag yow mu nga ampleur événement bi nga xamante ne yaa ngi ko war ci combat tey samedi prochain est-ce que mesuré nga ni que c'est un événement interne. waaw Bës li nga wax dëgg la loolu li ma koy dëggale mooy que Sénégal dañu desee liggéey
liggéey si internet liggéey bi dafa des lu bëri booy seet aussi tamit dama naan seen i combattant bu ñu nekkee seen biir dëkk dañ leen di desee jox gëdd bi nga xamante ni moom la ñu am dëgg-dëgg ñi ma signé contrat bi ma njëkkee def face à face ak Pudzianowski dañ ni depuis seen site internet démarré ak léegi li ñu am si ay vues mosuñu ko am waaw donc li koy war rek mooy que liggéey bu yàgg la ñun dañu liggéey Sénégal si sport lu bëree bëri respecté nit ñi respecté ñu moo tax ñoom ñu opté ma parce que adduna bi léegi technologie bi dafa développé ba nga xamante ni nit ki sa jaar-jaar yëpp mën nañ ko xam si 10 minutes donc bu ñu defee ay recherche ne man dama leen intéressé pour ñu liggéey ensemble parce que man boo xoolee Buzz man samay communication lu bëri ma doon wax ne MMA li ma ci gën a dugal xam naa li mën a def Sénégal mooy que dama ko bëgg a dugal Sénégal pour nit ñi gën a xam lan la parce que dégg naa léegi sama frère jamaïcain ni mu waxee xalaatam la rek mais dafa mel ni dafa desee xam lan mooy dëgg-dëgg MMA aar boo xamante ni ku si nekk da ngay indi yow sa touche sa dëkk li ñu mën ñun bëri Sénégal la ñu mën brésilien dañoo mën au sol asiatique yi dañu mën tànk lañ gën a aay boo demee côté Amérique boxe anglais lañ gën a mën léegi nag loolu lépp ngay mélanger fu si nekk nga dem jàng fa dara nga boole ko lépp ñu tuddee ko MMA donc moo tax bi nga ko ne damay conseiller mbëri ñu dem jàngi ko ou ñu dem defi ko dafa am solo fa nga ko doon waxee déggu la non seulement dina la permettre nga am yeneen système entraînement yoo xamuloon dina la permettre nga am expérience ci àdduna dina la permettre yow ngay compétir di nekk à jour tout le temps tey boo xoolee làmb ji depuis Covid bi ak léegi mbëri fi compétir da nga leen di compter lu ndaw la ñu doon sportif am na mois yooyu toog année yooyu toog da ngay perdre sax say repère da ngay perdre yenn réflexe yi mais boo amee combat MMA yàqul dara ak sa bëri Sénégal donc day permettre tout le temps yaa ngi à jour yaa ngi entraîné yaa ngi compétir expérience bi dafa yokk donc kon bu ne nañ moytu MMA sinon bu ñu blessé moom man nga dox sax léegi daanu blessé fu ma ne dañuy blessé même woykat man nga yéeg sa podium tey tarxis daanu blessé du dëgg kon nag blessé nekkul si benn sport de combat rek sport yëpp moo am blessure mën sax nekk ci ngay def tey jii man bu mu dugg na géewu làmb lépp balaa voilà ñuy entraîné voilà donc nag li ma si gën a poussé wax naa ko ba tàyyi mooy dama bëgg ubbi ay porte parce que man sport li ma ci def tey année yi ma ci def mënu ma defaat du toll noonu te nit kenn mënu fi nekk éternellement continuer mënu nekk da ngay def li nga war a def ubbi benn porte pour say rak ak say jërbaat suba. mais nag boobu nga jéggal mais y a des personnes exceptionnelles. On a vu Ibrahimovic était 40 ans ci football alors que 33 ans 34 ans gars yi yónnee la fin de carrière yóbbu la fin de carrière mu ngi 40 ans te mu boo xamante ne mu ngi compétir Ligue des champions est-ce que itam Bombardier ne personne exceptionnelle parce que ñu bëri dañ doon wax fii ci live bi yow dégg nga ko am ñu doon jóg naan bomb jeexal màgget nga. mais benn photo boo xamante ne bu ko gars yi gisee mais ñëpp ci photo boobu ñu tuddee ngemb. Buzz loo gis dafa am exception. man dama wax ni xam naa sama bopp xam naa sama yaram xam naa lu ma mën ak lu ma mën. bi may dugg si sport kenn forcé wu ma dugal ma si. bu ma demee ba li ma mënoon entraînement mënatuma ko. maa ngi gën a xamal sama bopp ni man mii li ma mënoon mënatuma. mais nag pour nit ñi commentaire mag la màgget na xam nga nit mën na nekk mag te du nekk màgget. nit nekk xale doon màgget. gis nga ñi ma bokkal club bi France di entraîné. su
bi ma leen waxee samay âge dañ koy weddi dañ ni non mënu nekk. joxoñu sax âge boobu. du dëgg. macha allah. waaw kay man gëmuma mag diw mag la xam nga la laa gëm. nit da ngay am hygiène de vie bu baax te yàlla dafay maye. am na ñoo xam ne bala ñuy commencé am doole sax dëgg-dëgg am 45 ans. dëgg la ñuy mat góor bi yàlla dëgg si la expérience bi ñëw si la kàttan gi ñëw. longévité exceptionnelle. yàlla da lay dimbale nga am longévité boobu. macha allah ak ne du ñëpp la ko yàlla may. macha allah. non mais damay man dugg ci sa combat bi léegi. faaw ma dugg ci combat. bisimilah. balaa may bàyyi Djib Khalk bu question parce que Djib Khalk yàgg naa ko dégg mu toog am ay questions yu muy am envie de poser di am lu muy am mais du am opportunité bi mais tey dina ko poser incha allah avant loolu nag dañuy nuyu sa mu ngi lay seetaan di la nuyu di la encourager di nuyu itam coach ci Jabong moom dinañ ñëw moom ci kanam tuuti incha allah moom itam yaakaar naa si défense MMA te yàgg na wax lu rafet ci yow dinañ ñëw ci moom ci kanam tuuti mais comme fu ma bëgg a duggee mooy sama spécialiste bi nekk sama wet sànq dafa dugg ne Bombardier mu ngi soog a tasante koo xamante ne soit ñoom ñaar ñoo tolloo doole wala kooku sax ëpp doole Bombardier mais wax nga bu yow tey psychologiquement naka la lay def tey pour la première fois ki ngay tasanteel ngeen tolloo doole. waaw man homme de défi laa Beuz comme li ma ko yàgg a waxee man sama carrière yëpp du bii rek de ñi may combat yëpp maa leen fekki mbëru Dakar yëpp maa ngi leen fekki Dakar di bëre ñoom pour laay jógee maa bëri ci Dakar loolu laa mu Sénégal bi may bëreeg Rocky maa ko fekki Suisse bi may bëreeg Paul Mort maa ko fekki biir Angleterre Jérôme Le Béner bi blessé tey maa ko war na fekki Lyon dëkkam bëri def ak moom combat pour Pudzianowski maa koy fekki Villam dëkkam Varsovie alors Pudzianowski dama ko yàgg xam yàgg koo suivre amoon envie combat ak moom li ma lay wax ça fait presque mat na 4 ans ou 5 ans ma yàggoon a bëgg combat ak moom di ko topp alors tey nag lii moo neex si combat tey combat boo xamante ni dañ naan lii combat choc la parce que léegi sa waa ji nee na mu ngi soog a am adversaire boo xam ni ñoo tolloo doole kooku moo ko ëpp doole waaw loolu nag du def lu mel ni daf may gën a doppe gën a jox combat bi ampleur xam ni tey Sénégal yëpp àdduna bi ñu ngi lay bàyyi xel ban lan nga fay def mais loolu réponse bi dafay yomb réponse bi jour si lay doon samedi prochaine heure bii incha allah. loolu mooy réponse bi. mais est-ce que ñu nekk ñu entre nous Sénégal Reug dama ko tàmmoon laaj stratégie combat moo koy waxuñu la sax nga waxuñu sa stratégie combat mais est-ce que waa ji da ngay ñëw dëggal sa bopp wan ñi ko waa ji ëppoo ma doole wala kii da nga war a naxanteeg moom expérience daan ko ci biir bëre eggali combat bi lan nga fas yéene aborder ci combat bi défi bi ban côté la nekkee. non défi bi benn dama koy wan ni ko maa ko daa xeex wan ko ni ko maa ko ëpp condition physique wan ko ni ko maa ko dàq bëre wan ko ni ko l'homme le plus fort du monde maa ko ëpp doole waaw. mais boobu loolu foofu teg tamit l'homme le plus fort au monde nga ne yaa ko ëpp doole. waaw lu ma gëm la li may wax lu ma gëm la. moom est-ce que nekkati na l'homme le plus fort nekkatul l'homme le plus fort moom léegi bu mu duggee si biir MMA rek la ko nekk mais man. mais xam nga léegi dafa wax da nga ko lu am solo man li may jàpp sama xel mooy su may combat ak yow damay jàpp ni kii 20 ans la am ou 25 ans il est toujours l'homme le plus fort du monde. man nga wax nga ko léegi wax nga ni boo seetee man sama combat yi ma doon ñàkk Sénégal yi bëri sax dama doon bañ a jox cër dëgg adversaire bi. mais dama bëgg jox ko cër boo xamante ni mooy l'homme le plus fort du monde ba samedi ma wàcce ko par rapport nekk l'homme le plus fort du monde. léegi man dama am benn question. wax nga léegi benn affaire bu garaaw mooy
nga ne conditioning est-ce que pour yow jàppoo ne combat bi nii justement condition moo koy jeexal ndaxte le gars bu fekkee ne comme ni nga ko waxee étudier nga ko bu baax war nga xam ne que moom dafa am doole loolu moom buñ dañ koy wax rek te ñun ñëpp xam nañu sa sañ-sañ ci biir combat en tant que tel mais expérience bu mu amee versus yow expérience bi nga am ci lépp li nga xamante ne mooy combat corps à corps jàppoo ne conditioning moo war a jeexal combat bi puis yow sa conditioning naka nga ko préparé pour mën a ñëw appliquer ko ci combat bi. waaw ni ma ko préparé mooy que dama jóge Sénégal. ñëw France fii jël ay spécialiste ay coach yu baax ñetti coach la